bokk na ci ponk yi ca réewu Mali nguuru président Ibrahim Boubacar Keïta nërmel nañ ko te benn doomu aadama ñàkku ci bakkanam wuuteeg xibaar yi ne ñeenti doomu aadama dañ cee faatu lu ni mel militaire yi amal putsch boobu ñoom ñoo ko xamle di sàkku ci askan bi rawatina fonctionnaire yi ñu tàmbaliwaat liggéey gi ni ki ëllëg situation ba ca Mali ban njeexital la mën a am ci réew yi ko wër njiital force démocratique sénégalaise ne Macky Sall bu deful ndànk lu ni mel mën na dal ci kawam Abdou Mbow ne ñaari réew yi la fa xew wuute na te Sénégal du Mali benn yoon. atte fukk ak juróom-ñeenti ndaw ya songoon poste bu Arunda ca Bakel procureur bu Tamba sàkku na ñu tëj leen benn at ñetti weer ràpp ci kaso bi ak juróom-ñeent yoo xam ne sursis lay doon délibéré gi ñu ngi koy xaarandi ñaari fan ci weeru septembre. mbas mi di Covid-19 ak tolluwaay gi tey jii Sénégal wàññi na téeméer ak ñeent fukk ak benn cas yu bees juróom-ñett fukk ak ñett doon ay cas communautaire réew mi tamit ñàkk na ñaari doomu aadama yoo xamante ne ci mbas mi la ñu faatoo ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi neskis la. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan dal leen ak jàmm ci xabaaru marax yi ci seen télévision Futur Média ni ñu ko junjee ca Mali nguurab IBK di président Ibrahim Boubacar Keïta nërmel nañ ko te benn doomu aadama ñàkku ci bakkanam wute ak xibaar yi jib na ñeenti doomu aadama dañ cee faatu am fukk yu ci am ay gaañu-gaañu lu ni mel militaire yi amal kon putsch boobu ñoom ñoo ko xamle ñuy sàkku tamit ci askan bi rawatina fonctionnaire yi ñu dem tàmbaliwaat liggéey gi ni ki ëllëg nee nañ nag duñu nangu benn yoon kuy salfaañe ay bâtiment yu état bi ku ko def dinañ dal sa kaw ñu teewlu kon ki nga xam moom moo yor kàddu gi di colonel major Ismaïla Wagué ci suñuy naataango malien ñu teewlu leen. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain. ñun waa CNSP ñu ngi wax askan wi ñu dellu ci seen liggéey. comité bi mu ngi ñaax fonctionnaires yi ñu dellu ci seen liggéey dale ko ci alxames gii. ñuy dalal xel yépp nag danañ saytu kaaraange askan wi ak bërëbu liggéeykaay yi muy leer ci ñépp képp ku ñu jàpp ak teni soldat ngay def naka sudul noonu yoon dana dal sa kaw. lépp luy cong gi ñuy song bâtiment nguur gi na dakk dali ko tey. dégg nañu itam ñu naan sunu mouvement bi am na ci ñeenti bakkan yu faatu ak fukki nit yu ci am ay gaañu-gaañu waaye lile dara du ci dëgg. On a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessé. Comité national pour le salut du peuple noonee la ñu duppee seen bopp ñoom militaires yi amal coup d'état googe bokk na ci ñi ci gën a ràññeeku di colonel Malick Diaw colonel Sadio Camara ak général Cheikh Faty Dembélé ñoom soldats yooyu nag ñoom ñooy ñan ana lan mooy seen jaar-jaar Mame Birame Diouf di ñu gën a xam leeg ñooñu. ñu doon ay chef militaire bokk ci rang yu mag ràññee leen ci formation gu am solo goo xam ne am nañu ko waaye jiite ay troupe ak it respecté la nga xam ni kat seen liggéey moom la laaj maanaam sart yu ñu tëral ci armée colonel Malick Diaw colonel Sadio Camara ak général Cheikh Fantamadi Dembélé doon ñetti militaire yoo xam kon mu ne jàpp am na liggéey gu am solo gu ñu amal ba tax régime Ibrahim Boubacar Keïta jóge ca bopp réewu Mali colonel Malick Diaw ay xibaar di xam ne ni jóge na ca Russie yàggul dara waaye mu nekkoon ci wetu ka nga xam mooy chef d'état-major adjoint armée de l'air di colonel Maj Ismaïla Wagué waaye it moom colonel Diaw nekk na it ka nga xam ne ni ma ne jàpp ni moo jiite mutinerie ba nga xam ni moo dalee foofee ca camp bu Kati nekk ci diggante mag Bamako fukk kilomètre ak juróom am ñuy xam ne sax que ni moom moo laaj kon président de la république bi di Ibrahima Boubacar Keïta mu jugee ci bopp réew ma laata 14 heures di jot GMT doole kon xew démb keneen ki di colonel Sadio Camara moom nag doonoon na directeur de l' académie militaire bu Kati mu diplômé académie militaire bu Koulikoro ak mention très bien waaye it jot naa am liggéey gu am solo ca bët gànnaaru Mali foofee sax mu amal fa liggéey ci ordre général El Hadj Gambou ba ci atum 2012 colonel Camara moomee jota doon directeur bu académie militaire bu Kati am liggéey gu am solo goo xam ne ni amal na ko fa ba ci weeru janvier atum 2020
ci date googee sax mu dem ca Russie ngir amal fa formation militaire. Colonel Camara doon koo xam it ràññee nañ ko bu baax a baax ci jubal ak amal liggéeyam ci la nga xam ni kat moom la laaj. ki ci tegu it di général Cheikh Fanta Madi Dembélé moom nag doon directeur général bu institution de maintien de la paix Alioune Blondin Beye ñu taboon ko sax général de brigade ci atum mai 2018 gannaaw gi mu jël direction institution de maintien de la paix boobee ci atum 2018 général Dembélé diplômé école militaire Saint-Cyr bu France waaye it diplômé école d'état-major général bu Koulikoro foofee ca Mali titulaire am licence en histoire ci université bu Paris Panthéon-Sorbonne waaye it am maîtrise génie civil diplômé it université bu armée fédérale allemande ca Munich. coup d'état bi ñuy xam ne nag seen loxo génnu ci ñu amal ko ci beneen doxalin ndax kat deret tuuruwul te amul yenn jafe-jafe yu mag yoo xam ne nii daan na am ci ay coup d'état waaye it am beneen doxalin guñ ci amal mooy kon jox nguur gi li nga xam ni kat moom mooy ab gouvernement civil laata ñuy amal ab élection goo xam ni kat bëgg nañu lépp jaar ci yoon. Mame Birame Diouf lam daan sàkku am na moom ak M5 RFP mu di Imam Dicko IBK jóge na kon ci bopp nguuru Mali kon Imam Dicko fësal ay kàddoom ne kon xeexam moom jeex na li nga xam ne moom lay def moom mooy delluwaat ci jumaa yi jiite julli yi. Mali war na def kéem kattanam ba nag am kaaraange gu doy ngir mën a defante ak jihadiste yi lu ni mel analyste politique bi di Yoro Jàmm moo ko xamle mu teg ca ne nguurub Ibrahim Boubacar Keïta bokk na ci li ko gën a nasaxal mu di contestation bi ak ñi nga xamante ne ñooy M5 RFP te ki ci gën a ràññeeku di Imam Dicko ñu teewlu ko ay kàddoom Mamadou Fall la ko dénk. bu dee coup d'état bi dina yee Maliens yi xam nga kuy nelaw. Maliens yi j'ai l'impression que depuis début dañu nelaw que Maliens yi yeewu ubbi seen bët xam ni kaaraange dëkk kenn du ko sous-traité kaaraange dëkk kenn du ko dénkaane kaaraange dëkk kenn du ko dénk doxandéem tey ji France mi ngi fa leen jàppale Sénégal mi ngi fa leen jàppale ONU ñi ngi fa leen jàppale mais ñoom ñu fa toog ba laa yow mi diin te ñi jàkkaar lool mooy jihadiste ñoom dañuy wax ñoom ñi ngi foofu depuis tout temps que français yi njëkkoon nañoo ñëw toog fi lu mat 80 ans colonisation il a dit tubaab bi ñëwaat nañ mais du ci toog 80 ans dañuy dem bu ñu demee ñu ñoo fi des pour IBK bi ñu ko falee 2012 pour man loolu moo nekkoon urgence am la question sécuritaire xool nu muy organiser wu dans un premier mandat ba amaat armée ba amaat ay forces de sécurité yoo xam ni dina mën a tenir dëkk bi bu doxandee mi demee. gannaaw coup d'état ba ca réew Mali askanam ba yeewoo fii ci Sénégal gis-gis bu wute la ci am bu ñeneen ñi jàppee ne militaires yi li ñu def lu war la ngir IBK jóge ci réew ma ñeneen ña jàpp ne lu ni mel day nasaxal rek réewu Mali Mamadou Fall. li xew Mali bàyyul benn yoon doomu Mali yi nekk fii ci Sénégal ñoom la nga xam te ni ñu ngi suivre lu gën a jege la xew seen dëkk ñenn ñi daal di bég loolu ci daanub IBK ak régime am. macha allah parce que bëgguma président bi moom mi ngi ci président bi léegalu dara mi ngi ci gañ nit yi day gagné rek mais loolu baaxul ci Mali quoi parce que Mali c'est le grand pays quoi c'est pas bon quoi voilà. moo tax démb nga kontaan. waaw vraiment je suis très content. affaire situation bi moom vraiment dafa métti boo ko gisee président bi vraiment déglu population yi quoi. ñeneen ñi jàpp ni lu jafe-jafe yi tar ci biir Mali ci boppam mérité wul kaw bi léegi. noor bi ba léegi problème bàyyi chose ñi ñu bàyyi des choses est-ce que mine mun na régler loolu coup d'état yi def Sanokho Amadou Aya Touré ay Sanokho est-ce que lan la def mais dafa na coup d'état ba léegi mu def ay transition la ba léegi noor baa ngi toujours xeeb bi ngi yokk. ñenn ñi sax di samp laaj nee nañu lan la coup d'état bi mën a indil Mali. troisième mandat mais instant coup d'état bi militaire yi ñoo war a def ci dëkk bi nii coup d'état bi du ko xool Mali bi coup d'état bi en 2012 encore 2020 nga coup d'état donc day arrêté dëkk bi di avancé parce que yëpp su ko xool yëpp intérêt la ñuy cherché intérêt bi population doo am dara. communauté malienne bi nekk fii ci Sénégal ñoom nag dañoo xaajaloo rek ci gis-gis ñenn ñi jàpp ni militaires yi def nañ lu baax. ñeneen ñi gis ni seen dëkk bi rek day dugg ci kawagoo mënul natt fu mu yem li gënoon ci ñoom moo di ne nañu IBK mujj yeggali mandaam ci jàmm. Mamadou Fall la xew ca Mali war na yee njiitu réewu Afrique yu bëri du samay kaddu lu ni mel secrétaire général force démocratique sénégalaise moom moo ko xamle moom Babacar Diop teg ca ne Macky Sall ci boppam bu mooy lu ni mel mën naa dal ca kawam wante ci côté nguur gi nag ñoom gis-gis beneen lañ ci am Abdou Mbow ne la xew Mali ak Sénégal wuute na te Mali du benn yoon réewu Sénégal ñu ànd ci ak reportage Mohamed Samb
Youssou Baro. woo président Macky Sall li nga xamante ni moo dal IBK moom mën na koo dal et askanu Sénégal pare nañ pour xeex. coup d'état bu Ibrahim Boubacar Keïta artu la ci mbooleemu njiit réew yu nekk fii ci Afrique ki di secrétaire général bu force démocratique sénégalaise moom nag mu ngi artu Macky Sall. président Macky Sall président Alassane Ouattara ak président Alpha Condé war nañoo jéem a jàngat ba nga xamante ni dinañ moytu njuumte yi nga xamante ni dal na IBK ñu moytu. mu nekk ab artu goo xamante ni si daanaka yëngalul ñi nga xamante ni ñoo féetee ci nguur gi ndax kii di Abdou Mbow moom li mu jàpp moo di Sénégal musta am coup d'état te itamit tëkkale Sénégal ak Mali daanaka yenuwul maanaam. parce que Mali tey ji mënoo ko comparer ak réew mu mel ne Sénégal parce que Sénégal musul am coup d'état tey ñi Mali mi ngi ñeenteelu coup d'état nit ñi dañu war a bàyyi bu coow amee ñuy indi di comparer loo xamante ni méngoowul ci dara bokkuñu dara. donc tey li am solo moom mooy képp koo xam ne nit koo xam ne nitu jàmm nga ak nit nga koo xamante ni bëgg nga sa réew jëm kanam bëgg Mali jëm kanam bëgg Afrique jëm kanam da nga war a xool lan moo indi joote yi. Mali doon réew boo xamante ni si ay mbiram des na ko seetaat bu baax ndax daanaka lii di kaaraange gi ñi ko salfaañe moo di jihadiste yi ba tax na tolluwaayu réew ma ci wàllu politique ba tey jar na xoolaat. ku ñu arrêté ba pare nga ne def na déclaration yi loolu moom mooy contraindre nañ la dañ laa forcer. te loolu jàpp naa ne nekkul li nga xamante ne nii ci ku ñu fal démocratiquement war nga quand même war nañu doxalee noonu donc loolu dafañ koy ñaawlu bopp ñaawlu yam. askan wu jóg doyal ci ay njiit yoo xamante ni dugg nañ ci corruption askan woowu ñoom ñi am sañ-sañu fal am nañ sañ-sañu ni doy na. crise politique ba nag foofee ca Mali nekk na loo xamante ni jaaxal na réew yi mu dendal ay kuréel yu nekk fii ci àdduna bi ñoom jamono ji ñu ngi dox ci wàllu tànku jàmm ngir fexe ba charte réew ma ñu mën koo sàmmoo ci lu gën a gaaw. gannaaw cong ba ñu amaloon ca brigade gendarmerie bu Arundu nekk ca Bakel ñoom fukk ak juróom-ñeenti ndaw ya tey jii la woon kon seenu procès procureur ba dafa mujj sàkku ñu tëj leen benn at ñetti doon ràpp ci kaso bi juróom-ñeenti yeneen nekk sursis wante nag délibéré gi maanaam at gi ci boppam ñu ngi ko xaarandi ñaari fan ci weeru septembre. ba tey ci wàllu yoon ak jafe-jafe yi ca wàllu magistrature ndax UMS tey jii nag kon président cour d'appel ba ca Kaolack moom dafa daal di tekki ndombol tànkam moom Ousmane Kane di naqarlu nag yenn kon nen magistrat yi kaddu yi nga xamante ne dañ koy jël mu ñagas di ko teg ci seen deru yeneen aîné yi moom nag jàpp na ne nag kon loolu moom Ousmane Kane ci benn lettre la ko daal di adressé tey jii xamle ko kii di njiitalu UMS nag di Souleymane Teliko moom jàpp na ne kon lu ni mel diversion la wante démission googe moom ne na kon nangu nañ ko. leneen ci wàllu xibaar ak kuréel gi ëmb liggéeykat ya nekk ca ISEC ñoom nag dañuy réclamer juróom-ñetti weer jàpp fukk ak juróomi weer yoo xamante ne dañ ko liggéey te jotuñu seen payoor koppar yooyu ñu ngi ko natt ci fanweeru million ñoom jàpp nañ ne sax salaire yi nañ koy fayee dañ ko tegul ca yoon te dinañ dem fa mbaxana doone benn ngir ñu delloowaat leen ci seen i droit collectif googee tey nag doon amal conférence de presse wante dañ leen ko lankal ca biir établissement ba Maymuna Njaay moom moo ko teewee. ñoo amoon yéene janoo ak taskatu xibaar yi ci biir ISEC ndax kat dañoo jàpp ni fa la ñuy liggéeyee ci loolu la ñu gàntal seen ndaje bi. loolu terewul ñu bàyyi ko ci suuf ndax kat dañoo doxantu ñëw fii ci siège yu Amnesty yi ñu dogu nag nee nañu li ñuy laaj rek mooy seeni koppar juróom-ñetti weer jàpp fukki weer ak juróom yoo xam ne amal nañ leen ko te fayuñu leen buñ ko xaymaa ëpp na fanweeri million ci suñuy koppar. toll ci fanweer ak ñetti membre yoo xam ñu ngi doon liggéey ci école bi ñoom la ñu ameel xaalis boobu mi ngi toll ci fanweer ak benn yu manqué tuuti rek parce que mi ngi ci 30 millions 960 mille yu ñu ameel te loolu bi ñu ko Mamadou Diop di ameel muy Diop ISEC boobu duggagul kaso parce que octobre 2019 comme ni ma ko waxee léegi te avant boobu mooy avant mi dugg kaso saisir nañ ko wax ko ne pàllum payoor gi mu ci waxtaan ak ñun ne dinañ ko fay nañ ko muñal ba côté janvier mois de mars suñu borom dogal li muy dogal ci moom mu am jafe-jafe ak yoon bañ teg ko loxo ñu ne ñun de ay gor lañ te mënuñu am problème ñu koy sëqatal ci wàllum payoor nañ ko may tuuti ñu may ko ñetti weer mooy ba juin le 11 juin lañ ko bind correspondant jox ko avocat am ni ko suñu salaire yi ñuy ameel de waxtoo si dara bëggoon nañ nag nga wax ñu nañ kañ nga ñuy fay ak nag kañ nga ñuy fayee tontu. collectif bi boot liggéeykat yi nekk ISEC fi mu toll nii nee nañu
bañuñ ci dara juridiction yëpp dinañ fa dem kalaame. samedi bi mu génn nii dafa woo sportif yi ñenn si sportif sax ndax woowul ñëpp ndax ñun xam nañ sportif yëpp ndax liggéey nañ ci mu woo ñenn si ñoom këram ak comptable mu toog fa fay leen presque fay na leen lu jógee $1 million. mu fay sportif yoo xam ne ñenn ñi benn weeru compétition lañ def ñi si des jotuñu sax def compétition parce que seen compétition ñu ngi waroon commencé avril mbas mi ñëw ñu arrêté compétition yooyu donc ñooñu amee lu leen sax ba leen di fay. fi mu toll nii tribunal du travail pare nañ suñu plainte ba pare mais comme greffier dañoo nekk grève loolu moo ñu bloqué mais bu greffier yi dakkalee grève bi danañ saisir juridiction yooyu. dinañ leen fay ci nii wala ci nee loolu la ñu xamle dàquñu sax benn fan ci weeru septembre bis bi nga xam ni ci la ñuy ubbiwaat l'école bi ñu taxaw ci bunt bi. gàntal liggéey bi. Maimouna Ndiaye ñu àddu jëmale ci tolluwaayu mbas mi di Covid-19 ci réew mi ci bésu tey ji nag junni ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñetti test la ñu amal téeméer ak ñeent fukk ak benn dañoo ñëw am doomu jàngoro ji mu di juróom fukk ak juróom-ñett yoo xamante ne ay cas contact lañ ak juróom-ñett fukk ak ñett yoo xamante ne ay cas communautaire lañ jàpp leen tamit ne wàññi nañ ñaari doomu aadama yoo xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan am na nag téeméer ak fukk ak doomu aadama yoo xamante ne ñoom wér nañu ba dellu seen kër wante jamono ji ñeent fukk ak ñett ñu nga ca lalu kër docteur ñu sampal leen sauvetage si xayma kon ñu nga toll ci ñeenti junni ñetti téeméer ak fukki patient yoo xam ne jamono ji ñu ngi saytu seen yaram ñuy sàkku suñ borom mu yëkkati leen. ñu wax ci leneen mu jëm ci bouche d'incendie fële ca commune bu Kaolack daanaka da ngay xool ba bët fa mu yem doo ko fa gis lu ni mel di gàllankoor liggéeyu sapeur pompier yi ba ca mujj di lakkub marché central bu Kaolack jafe-jafe bu ni mel la ñu amoon loolee tax nag ba mairie ba ne loolu dina ci indi ay saafara jamono ji xam la ne dinañ installer ay bouche d'incendie foofee ca commune de Kaolack bu yàggatul dara Ibrahima Diame. marché central bu Kaolack lakkiwaat lakkam bu métti métti bile la waa mairie bu Kaolack daal di baral jéego yi kon lijjanti mbirum ñàkkum bouche d'incendie bi nga xamante ni dina gàllankoor lool ñi di sapeur pompier yi ci seen liggéey yi. boobu defoon nañ une première situation moom lañ ñëwaat tey jii nii confirmé waat ko amaat en compagnie de kii ànd ak expert bi nga xam ne moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci affaire bouche d'incendie moo ñu indil appareil yi ngeen gis sànq nii. donc loolu moo nekk un peu historique bi mais du loo xam ne dañu xaar lakk am dimanche ñu jóg tey mardi dañ koy def. appareil yi nag ñu ngi nii ne ñu exposé leen ci makkaanu mairie bu Kaolack ci teewaayu ñii di sapeur pompier yi mi koy rafetlu bu baax a baax. te tey mën nañ wax sant yàlla alhamdulilah ndax Kaolack constaté ne woon nañ ne yi fi nekkoon daanaka dafa màggetoon yenn yi yàqu yenn yi emprise yi sax ay nit dañ ko occupé woon. waaye tey dina dalal xel nag dina dalal xel. jumtukaay bi nag dina permettre rek ñu changer doxatuñu woon samp tamit yeneen yu bees waa CNO nag di garantir ne nañ def lépp ba ndox du mos a manqué. donc dafay la chaque fois ñu coordonné ñun ak ñoom suñu war a intervenir ñu fexe ba fu ñuy intervenir ñu am pression bu doy bu leen mën permettre ñu def seen intervention comme ni ñu ko bëggee. bu ñu sukkandikoo nag ci responsable mairie bi daañu baral liggéey bi gaawantu kon techniciens yi ànd ak pompiers yi ñu daal di dem rek samp leen fi ñu leen war a samp. ñu wax ci wàllu nawet gi rawatina mbay mi ca Kaffrine foofee am na nag gàncax boo xamante ne moom mooy nasaxal lii di mbay mi te tax nag ba baykat yi seen bopp bés bu yàlla sàkk dañuy génne juróomi téeméer di ko jox ay jeunes ngir nag ñu mën a dindi gàncax googe loolee tax ba ñuy sàkku kon ci nguur gi ci lu jëm ci njaayum gerte ren gi dinañ li ñu bëgg moom mooy kilogramme bi ñu bàyyi ko ci téeméer ndax dépense yi nga xamante ne def nañ ko ci saison ren bi ñu teewlu ci Oumar Ndiaye Aboubacar Fall bopp. ñax mu bari lool lañu nemmeeku ci tool yi dem sax bay muur gàncax gi ba xaw sax tuut mu booy moo waral njaatige yi di mujj ji ñuq ci seen poos juróomi téeméer par bis ngir mën a sàddee. boo xoolee ci àll bi jigéen ñi ñoo fi nekk ñooy bay ñu leen di fay lu nga xam ne 1500 lañ leen di fay ci journée bi di leen di fay ngoon 1000 francs mu nekk lu nga xam ne vraiment baax na vraiment ci jigéen ñi mais dafay cher ti ni muy yokkoo dégg nga maam ñun suñ coût de production bi donc loolu nag léegi nag yaa ngi gis tim aussi gune yu ndaw yi nga xam ne dégg nga maam ñu ngi ñëw de 8 ans à 10 ans ñuy wax emploi des jeunes des tout petits donc loolu tim aussi ñu ngi koy méttilu parce que monde rural bi koo gis heure bi xam ne jafe-jafe nekk na fi nit ñi duñ am li ñu war a am. looloo waral sax fi mu toll nii jigéen ñi ak ndaw yi màbb wutali tool yi ngir ñu mën a am as tuut lu ñu yóbbu ci kër ga. bañ a toog rek moo ñu si dugal waaye loolu moom xam nga ne xaalis nekku waaye boo yoree njaboot gi te léegi moom instant yi moom lii rek moo fi nekk
mbay rek moo fi nekk te temps yi dara xamul loolu rek mooy sérieux ndax 3 heures lañ ñuy jëlee sa kër ga indi ñi fii ñuy bay 6 heures jot na léegi te ñu ngi nii di bay bu may fay bu ma xëyee par jour kay dinaa bay lu mat ay fanweeri falaak yooyu métti na lool. ñu ci bëri ci borom kër yi daanaka liñ jotoon a fortaatu as néew ci nawet bi jot nañ koo saade ndax ñax mu bëri. ren affaire dafa métti ren moom xamul kenn koo xam ne ni bay nga tool te moom sonoo boo sonn rek mu yàqu mu booy ren kay génn nañ xaalis dañ ne lu nekk ren kay moom seen xaalis yëpp jeex na si tool yi. jafe-jafe bi le moo waral baykati ndukkumaan yi di teel a yëglu ci nguur gi ñu yokkal leen kilo gerte gi téeméeri dërëm buñ ci yeggee. parce que prix kilogramme bi ren bëgg nañu vraiment mu àgg téeméeri dërëm lu mu tuuti te loolu vraiment dana nekk njëriñ pour baykat yi parce que. fi mu toll nii yaakaar judd na ci gàncax gi gerte geeg dugub beeg mboq mi sori na lool ba mën a muur sax ab sëll waaye liy cat li mooy ñax mu bari lool. jërë ngeen jëf ci seen teewlu mbokk yi xarit yi fii la ñuy yem ak yéen ci xabaaru marax yi delloo leen ngay